mbokk yi nuyu nañ leen siyaar nañ leen ñu ngi waat fii ci stade Iba Mar Diop tey des na ay ñetti fan wala ñeenti fan at bi jeex at bi dañu koy jeexal tey ak suba dimanche bi incha allahu rabbi tey Bamba Faye muy garde du corps yi tey ñoom ñoo woote muy maison des gardes du corps ñoom ñoo woote tey ak Bamba Faye nekk seen njiit fii ci stade Iba Mar Diop kat la boole góor gi le professeur góor gi étudiant la woon INSEPS mais léegi professeur la en éducation physique moom mooy bëreeg ak Boy Baldé écurie Mousse góor gi nekk fii di Songane Gueye bu ñoom doomu Dango ak ñeneen waa Tëngéej jëpp topp ko tey Bamba Faye moo fi woote ñu war a terminer en beauté lii nga xam moom mooy année 2019 mbokk yi yàlla na ñëpp am jàmm yàlla 2020 dàq 2019 ci làmb ji yàlla na yokkuwaat làmb ji yàlla na delluwaat fa mu nekkoon parce que man mii sama bopp ñun ñëpp si làmb la ñuy liggéey moo tax dañuy war a ñaan ci làmb ji ngir mu yokk gën a jëmaat kanam sponsor yi mag yi ñëw promoteurs yi ñëpp am xaalis bu ñuy tëggee mbër yëpp di bëre te di ñaanal ñi nga xam ne génn nañ àdduna ku ci mel ni ki père Kati yàlla na ko yàlla yërëm sama xarit sama frère Pape Dia yàlla na ko yàlla yërëm ak ki nga xam ni moom mooy waa Siteu seen xarit bi yàlla na ko yàlla may àjjana ju kawe moom Fodé ak ñeneen ñi feebar yàlla may leen wér gu yaram jaa ngeen jëf kon fii la stade Iba Mar Diop géewu Sénégal Seydina moo koy cadré moo koy filmé man maa koy wax ambiance ngeen di dund ak làmb incha allahu rabbi. ñu ngi ak Dieye production Dieye maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu ak Sénégalais yi. waaw Pape Maguette maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu waa lamb ji ñëpp di nuyu suñu nawle bi tëgg tey muy Bamba di ko siyaare di wax ne bés bi yàlla na ko jik yàlla na yàlla def jàmm ci daal yàlla dolli jàmm moom. Dieye ñu ngi jëm ci fin d'année tëggoon nga benn journée Serigne Ndiaye 2 ak ki nga xam ni moom mooy Libidor yaa ngi jëm si beneen journée si ban journée lañ jëm fi mu toll. waaw ñu ngi ci fin d'année ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di wax at mu bees mi ñuy dugg muy 2020 yàlla na ci yàlla def jàmm yi gars yi doon jàmbat yëpp muy ay métti ay kii ak yëpp yàlla na ko yàlla saafara ñu tëdd ci lalu hôpital yi yàlla na yàlla saafara ñu caabi féete ginnaaw yàlla tekki leen ak xam nga ba ñu dellu seen liggéey yàlla defal leen jàmm bu baax a baax a baax. lan moo la gën a marqué ci làmb ji atum 2019. waaw li ma gën a marqué ci lamb ji atum 2019 bari na lool ay yu ñu marqué la yooyu dama koy close boo ñëwee ñu waxtaan ci parce que lu ñu war a waxtaane la war ko defar ci lamb encore parce que ñun dañoo bokk ci lamb ndax ñun luy soqali lamb di defar lamb rek moo ñu tax a jóg kon mën nañoo def ci lamb lu bëree bari daal waaw. alors ban journée nga jëm. le 16 février drapeau Alima Ndione ñu ngi ko jëm fële arène nationale incha allah. foo seene fa tëggalaam rek bëggalaat amateur yi bëggal Sénégal yëpp ñu ngi boolee Bébé Julde ak Caatu Yoof teg ci itam yeneen juróom-ñeenti combat yu mag yoo xam ne vraiment bëgg nañ def daal lamb ju neex daal lañ bëgg a jox amateur yi ndax moom lamb ju fi mosul am daanaka kenn mosu ko def waaye nag nañ leen jox lamb ju neex a neex incha allah bu soobee yàlla. lan ngay ñaanal Sénégal muy benn ñaan boo xam ne bëgg nga ko ñaanal Sénégal si 2020. 2020 damay ñaanal Sénégal ñu tàppe xol yi parce que boo ñaanee te yaataluñ xol yi naay ñaanal ñëpp seen xol yi ñu daal tey muñ laa ñaanal Sénégal yi ñu def nañ muñ. promoteur yaa fi tëggoon ki nga xam moom mooy Jackson ak Pape Ndoye mu nekkoon benn journée bu réussir ngay door a dugg ci année bi ren nga door a dugg ci làmb 2019 presque 2019 di jeex ñuy dugg 2020 lan mooy say projet ci 2020. waaw sama projet daal bëgg naa def loo xam ne xam nga maam daal ku dégg ci am xam ci am. incha allah bëgg naa def li mel noonu daal
jóge nga ci Jackson ak Pape Ndoye léegi fan nga jëm. maa ngi jógee après si Gamou Gueye Sokh le 15 mars. le 15 mars arène nationale. waaw incha allah arène nationale. nga ngandi combat nag ngandi combat nga tudd. na Abdoulaye la. kan moo lay conseil. Abdoulaye. ok. Gibson promoteur tey sama mbokk promoteur yi sama xarit promoteur yi laa nekkal Gibson gannaaw bi ma la nuyoo ba pare lan moo la gën a marqué 2019 ci làmb ji. lan moo ma gën a marqué 2019 ci làmb bi Baba Diaw mii nga xam ne suñu doomi ndey la di sama xarit yàgg a sonn ci làmb dugg see ci làmb loolu ma marqué la nga xam ne kenn la ci man maa ngi préparé nag incha allah le 1er mars Tigo xaritu yaayam Boy Dakar maa nga jëm arène nationale di ñaanal Bamba Faye mii journée bi jikko di suñ xarit di ko encouragé di ko xamal ne ko lamb moom nii rek la macha allah lamb jeex na neex na am na animation ñu ngi kontaan ci moom bu baax di ko ñaanal yàlla bu amaatee beneen bis yàlla dolli ko sutura ak xiwal. mais tamit 2019 métti na trop ci lamb ji ak li mujjee xew dese yi li ci mujjee xew ñi wàññeeku bokk suñu njaboot loolu tamit métti na trop si lamb ji. waaw loolu gi nu ngi leen di ñaanal ñi fi jógee suñ borom xare leen àjjana ku ci demee ni Duudu Yaakati nga xam ne suñ papalaan di suñ lépp ku ci mel ni Pape Dia di frère ci Bombardier ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokku leen ci àjjanaay firdawsi parce que lamb moo perte foofu yooyu yenn élément la yoo xam ne ni yu nekkan ci lamb yoo xam ne ni monument lamb la ñoon boo leen masaan a gis da ngay kontaan yàkkamte àgg ci ñoom bu lamb demee nag ba perte ñu mel noonu dañ leen di ñaanal yàlla yóbbu leen ci àjjanaay firdawsi Abdoulaye Ndiaye mon ami mon frère loolu moom du ma ko nëbb du ma taay di ko wax tu es mon ami tu es mon frère loolu moom lan moo la gën a marqué 2019 ci làmb. doo ci làmb wala ci ban côté. non arène bi li ma ci gën a marqué bari na parce que bu ma la mën naa la wax ne la làmb dimanche rek marqué na ma ci arène bi muy Serigne Ndiaye de Libidor boo xoolee ne stade du mel. ak fi làmb toll loolu bokk na ci li ma gën a marqué quoi ndax ay espoir yu génn la ñu waaw di féliciter mon ami et frère Dieye bu baax a baax a baax parce que bul fàtte tamit ci 2019 ci laa am licence promoteur su ma ko amee grâce MF sama waaw Baba Diaw yow Baba Djib Ndiaye Dieye Bamba donc xëy na loolu yàlla dogal waaw. mais mu nekkoon at bu metti tamit si làmb ji mel ni ki suñu frère Pape Dia Fodé bu Siteu Doudou Yaaykat yi ak ñeneen ñoo xam ne yaa làqu nañ. waaw xam nga ñun nitu làmb yi yàlla dafay def tur ci làmb mais ci côté yëpp la sunu borom di jaar ku nekk rek ak sa app ñu ñaan ci kàttanu yàlla mu yeex di leen ñaanal yàlla xaaral leen àjjana ndax ku daan toog di toog ak nit ba yàgg nga mu dem bala fi war ngaa xam ne da ngay dem kon na lépp rafet ñi ngi ñaan ci kàttanu yàlla na leen yàlla xaare ci àjjana firdaws waaye yow. wax nga ko barki démb le 25 sama xel dana yar ci yow bul fàtte le 25 décembre 2018 ci lañ def man ak yow émission sama xel delluwaat kon yow maa ngi lay féliciter di la ñaanal yàlla wér professionnalisme ngay liggéeyee dëgg ngay liggéeyee te nit ki judd bu rëy ndey ak baay fulla ak fayda borom nit ko am fayda ci li ngay def. di courage te métier mii ñu nekk làmb ak lu dul làmb ci àdduna boo amul fayda du ma ne doo egg de mais mën nga koo séen mais doo ci egg yàlla na yàlla suturaal la. arbitre bi sifflé na Bamba Faye MGC production moo ñu fi woo Zarko 2 écurie Yeumbeul Mané moo nekk à droite Valérie
el jëf soog a nekk Valérie moom de turu jigéen la tuddee boppam xaw ma yaayam la xaw ma maamam Zarko door na Valérie ah Zarko daanu na Valérie bu góor door na Zarko dafa rot daa rot de daanuwul Valérie yow koo tuddee sa bopp ay Valérie oh Valérie mi ngi jooy Zarko daa rot Valérie kaay Valérie looy jooy non victoire bi sama école laa ko may. école la jëf soog a nekk fa la nekkay ndaw ñoo ñu tàggat bilaa walaay taalaay moo nekk nii yaa ngi gis jëf soog a nekk waaw nekk si ginnaaw ñoom Paul bu daaru ñoom xayta gaa yi ñooy tuutànk yi xayta sama xarit waaw xayta mi ngi ne la ci kaw mi ngi ne la moo nekk ne ci kaw xayta sama xarit seen ginnaaw def moo doon bëre keroog yàlla may ko ndam way li ma la bëgg a laaj waaye la moo tax nga tuddee sa bopp Valérie non Valérie man noonu laa tudd quoi sama tur dëgg noonu moo lañ la tuddee wala waaw non waaw président France lañ ma tuddee quoi président France waaw oui waaw demal naa président France man France benn ancien yàgg na nu mu tuddoon Valérie Giscard d'Estaing moom la ñu tuddee directement waaw wax ñu tuddee la ko waaw noonu lañ tuddee mais Val Kara laa wuyoo si lamb ji afa si gars yi dañuy juum quoi Val bu Kara laa wuyoo si lamb ji Val bu Kara oui maa ngi sant ñëpp nag waaw li ngay wax c'est très important Val bu Kara laa wuyoo si lamb ji waaye mais afa si gars yi dañuy juum suñu bind quoi waaye Val bu Kara waaw waaye mais sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp xoolal di ñaanal sama yaay ju baax ji dafa génn àdduna fan yii. mais yow xanaa nationalité française nga am. waaye non ma nationalité française nag. mais nag mankaañ laa quoi maa ngi woo sama mbokk mankaay yëpp. di leen wax ñu jàppale ma bu baax a baax. man ndaw laa dama nekk si yoon. dama jàppale sant sama école di sant ñëpp. bilaa walaay ñii ñooy suñu champion yi ñii. ñun ñoo ngi seen ginnaaw. ñu daal la jàpp. waaye amiin waaye. école la jëf soog a nekk. waaw jëf rek soog a nekk. Kounoune laa jógee Kounoune. waaw mu ngi si zone 7 bi. li nga bëree fan nga ko teg. waaw mooy lu suñu entraîneur di jàngal rek. waaw waa Songane Gueye. suñu coach Baye Ma Ndiaye ak Ndaanaan. waaw maa ngi nuyu ak équipe bi yëpp. ñam nga de sa tuñ yi dagg na de ñam nga de. waaw lii mënul ñàkk boo bëggee daal moom foo nga ñam. mais yow da nga daan da nga mel ni da ngay bëree waat nii pare woo. non dama bëgg xam nga rek billaahi suba bu ñu ma joxoon combat mbëre. non pare goo nii doo solu nga dem ñibbi. non xam nga rek maa góor gi étudiant ñoo bokk a équipe xam nga moom laay xaar di ka ñaanal nag yàlla na ko yàlla may ndam di nuyu waa Kounoune ñëpp waaw mag rakk xam nga ñëpp maa ngi leen nuyu di sant sama waa ji Kaani Salam ay Malick Niang waaw. Kounoune fa la courant mi nekk. ah Kounoune fa la courant mi nekk. waaw fa la courant bi nekk central wàññi courant bi comme dañ koy bëgg a yokk bu yokkee rek ngeen wàññi. waaw dëgg la dañ ko wàññi incha allah nañ déclaré lool incha allah. sant rek. monsieur le professeur wala ma ni monsieur le lutteur. waaw bu la si neex rek. waaw ndax ñaar yëpp samay profession. nekk nga professeur instant fan ngay enseigner. maa ngi woon Kédougou. lii combat la de. combat la kay. xam nga ko. xam naa ko bu baax. fan la lay yóbbu surtout fin d'année ngay bëre. waaw. lamb la comme yeneen combat yi rek. waaw sama naataango la ñoo bokk yoon bokk ay adversaire donc lamb boole ñu di ñaan yàlla suñu borom may ma ndam si kaw. lan ngay def da ngay taxaw di ko xaar wala jaay ko ancien jaay ko professeur wala. non du ancien de kii maguma ko moo mag sama moo mag kay sama moo mag fuuf. yaa ngi dégg te am na ay soxna ak ay doom moo mag donc dinaa ko jox cër bu mat sëkk déglu ko su ñëwul ma dem. Cambérène la dëkk. waaw siyaar nañ la lépp jàmm. ana waa Cambérène ñoo ko bu baax. waaw bu baax a baax. Seydina. waaw Seydina. sunu dama ne par force damay wax ak yow. sunu booy la. sunu booy la nekk si liggéey bi. te yow yaa teewal Cambérène. maa teewal Cambérène. boo yaa ngi nale. boo yaa ngi nale. daa yaa ngi ne si kaw. duñ bàyyi. dañoo tas kon. danoo tas loolooy problème bi quoi. doo leen gis. mais ndam dama koy yóbbu Cambérène. soobee sunu borom. mais lan moo tax nga tudd junni 5000. junni. bilaay dama bëri histoire. da nga mën a maye 5000. dama bëri histoire. dama bëri histoire kenn daanu ma fay. ñu dem ba may fay si làmba. loolu tax ma tudd sama bopp junni. bilaay wala taala. soo fekkee dañ lay may junni wala yaay maye junni. man maay maye junni. boo fekkee yaa may may.
incha allah maa lay may junni te lu ma daanee naa la jox junni incha allah ak Seydina ak sa waay Seydina maa la yor junni incha allah dégg góor mbaxal nag xam maa ngi toog ak le champion de Tëngéej champion Songane Gueye tey mu ànd ak doomu ndeyam góor gi le professeur doomu daangu maa ngi lay nuyu. waaw mais ñu ngi siyaar suma waa site waa Sénégal. mooy sa site préféré. yow xam nga ci loolu. waaw loolu. nee na mooy site am préféré. waaw loolu dafa leer. ñooy number one. waaw loolu moom naan roy du ndurox pire daal. waaye. lan moo la gën a marqué si atum 2019. atum 2019. waa li ma gën a marqué moom. goo ma ne dinaa ko fàtte. mooy suma mag. bu ma sës rëkk. bu wàññeeku. loolu nekk lu ma mën a fàtte daal. waaw nekk lu ma mën a fàtte mais ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fii. ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fii. ak lan leneen si arène bi. arène bi bon beneen bi mooy lu ñuy métti luwaat mooy Nicolas mi nga xam ne dafa doon ñëw pour sauver lamb ñu arrêté waat ko xam nga ñu ngi ñëw loolu tamit lu ñu dul fàtte la quoi parce que amoon nañ espoir bi mu ñëwee bi affaire bi ñëwaatee tamit bon. ko doon réclamer far ñu téye ko. waaw mais xam nga jaama pexeem yàlla dogalam ñu ngi koy ñaanal daal yàlla may ko liberté. mais yow fan nga toll. man fi ma toll woon sa gur rek ñu ngi entraîné di xaar rek. am na ay proposition yi ñëw wala. non wax dëgg yàlla bu ñu leen nëbbul amuñu benn proposition bu sérieux nag mais ñoo ngi nekk si ñu nekk li ñu nekk xam nga di xaar daal pour dara bañ ñu bett. ban moo la gënal ban mbër moo la gënal. wala doo da ngay def comme gars yi du ma tudd. non est-ce que jar na ko. jar na ko jaru ko peut-être moom nga wax ko kaa ñu bëre. non problème bi est-ce que nekk na mbëri léegi. waaw du si mbëri de. waaw parce que promoteur moo amul ci làmba ji quoi bu ñu xamante dëgg rek wax dëgg yàlla parce que boo xoolee depuis saison bi ubbee léegi. si man li ma jàngat ak li ma xam damay bañ a wax lu ma xamul rek mais gisaguma mbër muy fayeeku 1 million bu bëreegum benn combat moo fi amoon te combat daaw la woon Fallou Ndiaye ko tëgg muy Mama Lamine ak kooku boo xoolee combat yi ñu fiy bëre yëpp ay combat spécial la war a doon donc problème am na foofu. kon mel nga ni man ak ñeneen ñoo xam ni làmb tiital na leen fi mu nekk. non sponsor amul promoteur yi ñi leen dimbali bëriwul. buñ ko nëbbul loolu moo am quoi wax dëgg yàlla promoteur amul quoi wax dëgg yàlla amul buñ nëbbantewul rek jaratul sax mbër di tënk mbër promoteur moo amul ci làmb ji quoi. est-ce que MMA du nangu suñu làmb ji parce que affaire yi métti na mbër yu bëri ñu ngi viré ci MMA bi. waaw mais xam nga affaire yi moom affaire de job la rek affaire de liggéey la man mii bu ma amoon bunta yu ma ko gisee suba dama koy pratiquer parce que sport la rek quoi sport la xam nga te wax dëgg yàlla lii làmb di doxee nii. nekkul lu dal xel suñu waxantee dëgg rek dalul xel quoi boo xoolee daawaati géej moo tane daaw moo taneegum ren donc war nañ non boo xoolee da ngay xool làmba ji tey bientôt janvier ban combat moo taxaw Papa Sow Siteu ak kan Modou Lo Ama Baldé te fi mu nekk nii bu ñu waxantee dëgg rek làmba ji c'est hypothéqué donc war nañ xoolaat làmba ji daal état bi war na si teg loxoom dëgg état bi war na si teg loxoom jaajëf. sànnil sengoor yi. Jalambaan Feu Rouge déplacement yu dul jeex Feu Rouge ak Jalambaan ñu ngi def ay déplacement tëj na ko nag Feu Rouge tëj ko foofu bu mu génnaat foofu bu mu fa génn tëj ko foofu Jalambaan dafay tëb bu tëbee da ngay sàcc tànk bi Feu Rouge yow tamit xaw ma sa coach fu mu ne. Feu Rouge Jalambaan day tëb xaw ma looy tëb sa demee na tànk. ñoom ñaar ñi ngi leew toowaat Feu Rouge jël na benn avertissement sànq maa ngi la koy wax jël na tànk ba Jalambaan non da laa ëpp dafa la ëpp puissance Feu Rouge ma ngay rokos moom rokos ak la mën rokosaat na daan na ko voilà boo bëggoon mu jeexoon na bu yàgg jógal ci kaw jàmbur ah. waaw xam nga man souvent damay wax sama public man ak ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñooy foondoo
ñooy kafandoo ñooy reetaanandoo ñooy bokk benn place bi ñuy toog lu ñu xewle maa nga ca man lu muy xewle ñoom ñu ngi ca kon Sampili mënul dem sans man. Soseng Pël Kolda Fulakunda. naa dëkk boobu. maa ngi nuyu waa Kolda di nuyu sama ministre jàppale na Mame Boye Diao jàpp na ci combat bi baax a baax xam nga. est-ce que xam nga lii combat la. waaw incha allah ci kanam raw li bët. est-ce que xam nga ne combat la rek laa lay laaj. non teguma fii sama bët wax dëgg yàlla. professeur bi. teguma fii sama bët. ci professeur. yàlla xam na ne teguma ko sama bët. sama bët maa ngi koy xool feneen a feneen ndax xoolal lii 10 car la mobilisé 10 car. maa yombaloo combat bi nga ne tegoo fii sa bët. 10 car la mobilisé yow gis nga lii ndaanaan ngay dajal. grand combat bi yàgg la woon mais sant yàlla bu baax quoi. xam nga ne ndaanaan ngay dajal ndaanaan nga nag. maa ngi gërëm sama sëriñ sëñ Habib Gueye. doo ma tontu. non saa ndaanaan la nee na taxaw rek man de lu koy ñaan mooy na taxaw rek moom waaw na taxaw. da ngay xaar wala da ngay jël. kan man damay dem. Jara de noo def. waaw sant bu baax siyaar nañ la bu baax a baax. lépp jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax. atum 2019 lan moo la si gën a marqué si lamb ji. atum 2019 maanaam fi mu toll nii lamb ji mi ngi commencé wane boppam quoi ndax VIP yëpp ñu ngi commencé am combat quoi di ñaan yàlla mu sotti ci jàmm waaw. mais benn combat VIP bi am na ñu jàpp promoteur bi mooy Luc Nicolaï yàlla na ko yàlla may jàmm tiitalu la tuuti. waaw non loolu yàgg na fi Luc Nicolaï yàgg nañ koo jàpp teewul ay manifestation di yeggu quoi ñi ngi am yaakaar ni dinañ bëri ci bis boobu quoi di ñaanal suma grand Ama Baldé di ko ñaanal ci xolam bu rafet yàlla na ko yàlla wallu ci bis boobu noonu tey dina am sax incha allahu rabbi waaw. mais tiitoo ci làmb ji. tiituma si benn yoon. wallaahi azim tiituma si Ama Baldé benn yoon ndax nit ku nekk rek yàlla sa xol lay fay te Ama yàlla daf ko defal xol bu baax bi nga xamee ni billaahi wallaahi bu ko yàlla fayee xolam arbitre bi danaan bip mu yor Modou benn mu wàcc. da ngay wax rek. waaw. Jara yaa wax li. loolu laa wax. père Bourkhane Wade sama père sama papa sama xarit sama papa maa ngi lay ziar bu baax a baax papa li ma lay njëkk a laaj gannaaw bi ma la nuyoo ba pare dan moo la gën a marqué si atum 2019 ci làmb. ginnaaw bi nu sant yàlla jullit ci Baye Laye ak Seydi ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp li ma gën a neex nag ci saison bi mooy le fait que promoteurs yi di réussir seeni journée ak tamit Luc Nicolaï mi nga xam ni décroché na Ama Baldé ak Modou Lo mais li ma gën a naqari ci année bi mooy arrestation Luc Nicolaï parce que sénégalais yëpp ak ñi bëgg làmb yëpp dañu yaakaaroon ci moom parce que tey jii bouchon bi nga xam ne moo amoon ci làmb ji moo ko naroon a dindi muy Boy Niang ak Balla Gaye Reug-Reug ak Bombardier wala Forza combat yooyu nga xam ne dañu amoon yaakaar ci moom loolu daal moo ma gën a naqari ci saison bi. sa mbër bëri na fi benn combat boo xam nee nañu woon examen la mais dañu wax ne dem na ba fin bi mu yàq examen bi moom moo yàq examen bi ba jëlee si défaite ak défaite bi ni mu ñëwee mu naqari leen yéen naqari ay supporters Boy Niang tey ñuy coow combat moom ak Balla Gaye 2 père fan ngeen toll ci loolu. waaw combat boobu combat boo xam ni ñu ngi koy xaar ñu ngi koy pare aussi comme ni ko Balla Gaye di pare parce que Balla Gaye nee na moom pare na Boy Niang aussi nee na pare na kon am benn promoteur bu baax rek bu crédible rek la ñuy xaar pour bëre combat boobu. am na promoteur yu koy dox. waaw am na promoteur yu koy dox c'est que c'est un peu lent mais quand même am na ay promoteurs yu koy dox. lenteur bi lan la si problème bu cachet wala. xam naa certainement xam nga contrat boo gis il faut ngeen am ay accord pour ngeen mën a ficeler ñàkk accord nag moo war a moo tax muy tendeefal mais damay wax ni rek da nga ma wax sànq ci combat bi passé c'est vrai que réussir ñu ko mais il faut nga xool aussi ñi nga xam ne ñoo bëreeg Lac de Guiers ñëpp par rapport ak Boy Niang li mu bëreeg moom. moo tax may la ak défaite bi ni mu amee parce que tenir ngeen ko ba fin bi. waaw xam nga ku juumul doo daanu te Boy Niang koo xam ne yow yaay attaqué yaay touché sa adversaire yaa ko yóbbu ardo normalement war ngaa mën a gérer li des ci combat bi parce que sa adversaire ñemewu la à ce point kon erreur yi ci am yëpp erreur de fougue la ak erreur de jeunesse mais xam nañ ni Boy Niang mën na réussir lu bëree bëri
il peut même être roi des arènes. mais mbaadu li ngeen bëre noonu moo leen jay ngeen dugg ci Balla Gaye di ngeen tenir Lac de Guiers 30 minutes loo xam ne mbër musul bëre ak moom loolu lu dul Modou Lo. non mais dama bëgg rek nga xam ni lii Lac de Guiers du Balla Gaye. Balla Gaye c'est un grand champion mais c'est un lutteur, c'est un champion qui lutte moom day bëre amateur yi bëgg ko même bu doon day daanu sax dañuy gis ne que day def ay effort contrairement ak Lac de Guiers. Lac de Guiers est un grand champion moom tamit waaye il attend et puis day exploiter ay failles boo perte rek moom mu utiliser ko. Balla Gaye nag dafa nekk mbër mi nga xam ni li tax nit mën a am chance su mën koo daan mooy parce que moom day bëre waaw day bëre et puis day def jomam ak fulaam yëpp ci combat moom buy daanu sax nit ñi dañuy kontaan kon du bokk ak ki nga xam ni moom il fait tout pour mu bañ a daanu du attaquer du def lenn loo xam ni lu ay pratique de lutte la pour gagner. mais am ngeen yaakaar combat bi taxaw. waaw am nañ ci yaakaar bu baax parce que lamb la boo xam ni amateur yëpp a ko soxla c'est pas parce que sax mbër yi bëgg nañ ko mais amateur yi ñoo gën a bëgg depuis 2 ans nit ñaa ngi wax diggante Balla Gaye. promoteurs yi bëgg nañ ko amateurs yi mbër yi bëgg nañ ko est-ce que promoteurs yi bëgg nañ ko. non promoteurs yi bëgg nañ ko parce que loolu moo tax mu am ñu koy démarché mais ñi koy démarché aussi xam nga lamb léegi fi mu toll lépp lu ñuy démarché dañ koy démarché en sourdine loolu moo waral rek ak tamit amaguñu accord carrément looloo indi retard bi. mbëru ñoom Seydina la nee na bu daanee daf ñuy jox junni. ah loolu xewal la Cambérène la dëkk El Mali. kii suñu mbër la. suñu mbër mooy bëre. moom nga faral. yii. waaye borom ngeen lu xaw ki ni neexu la naan la de te daa bëri supporter de Seydina man tiit naa si junni. junni ak Boylo. duñu am dara. Boylo moo andi. waa Maguette duñu am dara. am naa ci nañ dundee yaakaar. duñu am. waaye 5000 bu ñoom Seydina mooy Boylo. moo andi lële yëpp. ñee ñëpp moom lay àndal. Boylo ak junni door na. junni attention à junni mbaa door mu wàcc wuy yaay junni. wuy yaay suñu junni. Seydina suñu junni door nañ ko ngàdd nañ ko. door nañ ko si juugeel. day daanu. Boylo ngi door. Boylo doole kese la. doole yemul junni soobu na junni pied gauche booy ni xool physique yi yemul taay yi yemuñu junni sànni na waat junni 5000 mbëru Cambérène uppercut door mu daanu baax na rokos Boylo ngi rokos ay junni ngi ñam waay mi ngi xotti junni bi Boylo mi ngi xotti junni bi door daanu junni rasu na génn na junni jàmbaar la de junni ñam nga la illa junni encaissé nga biyee junni bi xotteeku na ay waay junni bi xotteeku na junni baa ngi yàq mais Boylo yow lu toll ni junni nga koy yàq nii lu toll ni junni nga koy xotti ak xaalis ni mu mel ci réew mi ni mu manqué ni mu jafee junni pied gauche Boylo pied gauche xeex bi moom moo arrangé Boylo junni jàppante bi moo ko arrangé mbapat bee ko arrangé daa bëgg a juumloo Boylo combat bi metti na de junni ak Boylo topp na ko door na ko gauche junni génne ko junni may ko junni mu bàyyi doore yi maa xalaa mayoo Boylo ay junni moo tax mu mere la junni ak Boylo da kaa mere daa ilay la daa mooy li ngeen def waay Boylo ak junni ak Boylo door na benn gauche junni door mu daanu nag la ragal naa ko trop junni baax na daal bàyyil xeex bi junni gis naa ñu may fi kenn junni mu wadd rot uppercut junni ak Boylo tey mu dee génn round Boylo écurie Thiaroye moo ñu wan ginnaaw ngeen bu xonk junni dëkk Cambérène écurie dóoraat junni dóoraat booy Cambérène
xaritu Seydina frère Seydina ñoom ñaar ñoo bokk seen Cambérène junni maanaam 5000 nee na bu daanee ku ne dina ñu may junni ñun équipe bu Sénégal waaye junni li mu encaissé fii mais junni vrai xeexkat la nee na moom ancien xeexkat la nee na moom xeex rek lay def junnee ngi noonu da doon xeex ñu koy may junni moo la dem na jëli boyloo rasu na ñoom ñaar ku nekk jël nga tànk ku nekk jël nga sa tànk morom muy pied gauche bi boyloo jàpp na benn loxo junni jàpp na benn loxo muy loxo ndeyjoor boyloo mi ngi ci suuf junni bëgg na ko ñoom ñaar ànd nañu ñoom ñaar ñoo ànd Lirou Diane ak wuli waat dawal Lirou Diane ak wuli waat attention ñoom ñaar ñu ngi bëre junni ak boyloo mi ngi rokos boyloo ngi rokos junni génn na boyloo lii la bëggoon junni génn jàppat bi du ko arrangé parce que moo ko gën a njool te il est fort ci côté boobu junni door na boyloo fayu doorante ñamante jàppante nañu waat junni kor na ko boyloo jàpp na si angle géew bi lañuy xeexee junni dooraat na mais junni mii yaram bi tàng na ndeysaan ëpp avertissement daa mel ni junni moo ëpp avertissement boyloo la ñuy jox ndam li waaw boyloo la ñuy jox ndam li arbitre mi ngi wax ak ñoom ñaar boyloo jox nañ ko ndam li moo ëpp avertissement mais junni jàmbaar la ndeysaan saafonte nañu c'est ça le sport. alors ñu ngi ak suñu frère suñu doomu ndey man maa lay defaral bàyyil rek man maa lay defaral ba mu nice Saliou Khoulé boo ko bàyyi woon noonu sax baax na parce que yow loo def mu rafet loo def mu nice mais bés bii nii ñu la siy félicité di la encouragé sànq rek maa ngi koy wax sa arrivé yàlla na la yàlla jàppale ci fi nga jëm yaa ko xam yàlla na la yàlla jàppale surtout si fin d'année bi ñu nekk mu mel ni ki nag fin d'année bi yow tamit lii bokk na ci loo xam dina la marqué. wax nga dëgg ndax ñu ngi may doog a tuddee làmb Pape ma lay nuyu di nuyu waa Sénégal di kontaan ci sa liggéey di la gërëm bu baax yow sama mbokk taalibe nga xam nga lépp am na loo xam ne bu ma ko wax sax fii laay fanaan maa ngi lay ñaanal yow jàmm sax dàkk at bu bees bi yàlla na la yàlla defal jàmm. mais tey mbégte bi fan nga koy mën a mesurer Bamba tuddee la lu. mais tey foo ko natt Pape weesu na ko tey la 28 anniversaire u Serigne Saliou ma tudd Serigne Saliou Bamba tuddee ma làmb. une première fois tamit. waaw loolu dafa doy waar hasard amul moom Khadimal Moustapha lañ ko tuddee man ma tudd Serigne Saliou mu tuddee ma làmb. taalibe Serigne Saliou moo la ko tuddee. waaw muy première édition Bamba daal man aw ma fayam xanaa ma bàyyi ko Serigne Touba. Bamba moo la tuddee làmb ji. Bamba ma ko tuddee. bisu Serigne Saliou. bisu Serigne Saliou. taalibe Serigne Saliou. taalibe Serigne Saliou. taalibe Cheikh Béthio taalibe Serigne Saliou. waaw mais lii moom ku mu doyul tamit xaw ma lu lay doy. doy na waar. kon mën nañ wax ne mbégte lay doon mbégte boo xam ne kenn xamul nuñ koy natt. way mbégte la may sant bu baax tamit sama Serigne maam Thierno Birahim Mbacké Noreyni waaw di sant bu baax naa GP moom it jàpp na ci Grand Lamine moo ma ñëwal li Lamine joxaane maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Tidiane Dabo it maa ngi koy sant bu baax di gërëm ñëpp a ci jàpp moo tax bis bi naa essayé. léegi buñ la tuddee lu mel nii nit ñi toog ay mbër di ko bëree promoteur tuddee la ko ak bés bi nga xam ne bés bu riche la lan lay def ci Saliou Khoulé pour futur am wala boog lan la ci Saliou Khoulé di xalaat. waaw li may wax saa su ne rek xam nga nit ñun ku siiw ñoo la siiwal mais nag rare fois lañ ñu delluwaat ascenseur bi rare fois lañ ñuy bàyyi xel mais lii jom rek la may yokk jom bu ma delloo bu ma doon def benn naa def ñaar waaw li moom du ma def lu dul yokk ma jom Bamba li mu def nii daf maa gën a ñàkk waaw dinaa gën a góorgóorlu xam ni sénégalais yi ñu ngi may bàyyi xel waratuma juum. mais Pape kontaan naa. maa la gën a bëgg. yow nekkal ci jàmm. yow sama frère bopp. li may faa nit bariwul mais yow man maa la faa. maa la bëgg man dama laa bëgg. dundal rek doole sëriñ. ma man ma bëgg la sama xol. dundal sama xol sedd na. ku ne laa koy waxee te du ma ci taay. sama xol sedd na. waaw mon frère yow moom du ma wax man ak yow nan la ñu mel. non am contentement ak mbégte rek parce que ñun lii leen gëm daal gëm sa bopp ñafe sa live ba yegg fi nga war a yegg donc Bamba Faye li mu def dafa rafet parce que ñun man li may wax chaque jour
sama parole de tous les jours mooy nit ñi nañ leen di teral ci bi ñuy dund du ñu def ay titre posthume bàyyi ba ñu jógee fi nga naan diw ku baaxoon la wala ku meloon nii la nañ ko teral donc li mu defal Saliou Khoulé di jeune buy nekk ci yoonam di bay waaram da koy gën a yokk jom yeneen jeunes yi te nit ki reconnaissance dafa baax ci doomu aadama ci lépp lu muy liggéey donc du hasard mu tombeek le 28 septembre décembre bés bu fi sëñ Saliou jógoon mu tuddee ko Serigne Saliou kee di taalibe Serigne Saliou ba pare tudd Maam Bamba kon du hasard quoi dafa am lu muy firnde yàlla na yàlla tàppe xol yi ni ko maam da baax daan waxee yàlla defal ñu jàmm merci mon frère yow it ku baax nga ku yaatu sa liggéey nga boole nga ñëpp xam nga di def liggéey bu naay ci làmb ji andu sama doom sama jarbaat sama lépp ba pare bu fàttee ñoo nekk groupe Excaf DTV muy sama jarbaat di sama lépp vraiment muy xale bu yaru xale bu nangoo liggéey xale bu fonk ay kilifaam di ko ñaanale drapeau bi yàlla na ko jik parce que xale buy jóg da nga koy ñaanal rek gudd fan comme ni ñu la ko ñaanale woon ñu ngi la ko koy ñaanale yow it ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér di la ko ñaan yéen xale yëpp ndax ay xale yaru ngeen sama njaboot ngeen. fay taalibe Serigne Saliou waaw mu tombeeg bis bi nga xamante ni Serigne Saliou Mbacké ñu bari tey ñu ngi ko ciy ñaanal dañuy ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla yokk ay leeram te taas na ci barkeem ci barke bi Serigne Saliou Mbacké waaw. taalibe Serigne Saliou tuddee ko ko. waaw taalibe Serigne Saliou tuddee ko ko. taalibe Cheikh Béthio tuddee ko ko. taalibe Cheikh Béthio tuddee ko ko. frère Cheikh Amar tuddee ko ko. frère Kader Ndiaye tuddee ko ko. kon Bamba Faye lii nga def tey ci Saliou Khoulé ñun ñëpp la ko defal jeunesse bi yëpp la ko defal ndax nag lii day wan jeunesse bi wane leen kon war nañoo am jom ndax nag maam Serap Fall da daan wax ne nit ki bu juddoo ba dee jariñul kenn jariñoo woo ko mënoon naa bañ a juddu Saliou Khoulé dafa nekk nit ku baax li ñëpp wax mooy dëgg nit ku baax nit koo xamante ne wax dëgg yàlla ku mën a sonn ci doomu aadama la waaw kon ba tax na daal Pape Maguette daal ñun kontaan nan kii yàlla na yàlla yokk ay leeram sëñ Saliou wa ngi nii borom jàpp ndal xaban borom jàpp ndal borom umul xuraan fa mu nekk nañu ñaanal Sénégal xaritu yàllaa ngi nii wallaay yonent bi rek moo ko ñor ak yàlla dara ñoru ko xam nga Serigne Touba am na ku ne waaye lil xaatir hujjóori wal masaalihu bi tey bi wa jës bi way ni saalihu ku ne dégg na loolu nag la mu ëmb rëy na Pape Maguette ñi ngi ñaanal daal Sénégal yàlla na ko yàlla jëmee kanam kontaan nan lool sama doomu ndey noo def bàyyil wax ji ci loo nekk day si jàpp Pape Maguette yaa baax yàggu rek nam naa de nga ni man maa baax yàggu rek man baaxuma yow yaa baax yéen Sénégal man ak yow dafa yàgg de Sénégal sama tere la maa leen bokk dafa am jabar am fa jigéen muy madame Badiane sa jabar Aïda am daa siburu léegi mu weer dana doon supporté ba siburu lii neexut moo baax moo gore Aïda mais ba Pape Maguette noo gis ci dóor yi ma doon liiru jaan en tout cas simil naa la chapeau yow dama soxor dóor ba ci biti arbitre àtte ngay xeex may xeex ma da ko fi def du ma sonn dóor nit ba mu tëdd ni mootul bëre wala lii neexut yaa nga def Maguettum Diane Maguettum Diane rey naa koy maa soxor Pape bilaay maa soxor da nga soxor nag dama soxor maa ngi door gëm ne da nga soxor wax naa ko wax nga ko waxoon naa ko Big Pato wax nga ko moom ma soxor bilaay waaw Pape la moo tax ma soxor lan moo tax nga soxor waaw moom laa lay laaj di door rek Maguettum rek doo Big Pato ba mu niwi yow léegi ma laaj la moo tax nga soxor moo ma jaaxal laaj ko Sénégal lan moo tax kii soxor Sénégal la moo tax ma soxor moom la ñuy laaj ñëpp laaj ko Macky Sall la moo tax ma soxor man moo ma jaaxal laaj ko wulli laaj ko wulli lan moo tax nga soxor waa man mii la moo tax ma soxor laaj ko waa Europe la moo tax ma soxor moo ñu jaaxal waa réew mi la moo tax ma soxor moo ñu jaaxal di door rek te du ma arrêté arbitre àtte nga ni doo arrêté même arbitre ne pit may door waaye la moo tax ma soxor waaw léegi man laaj leen léegi Seydina Sénégal waa bitim réew Europe fan si wulli yi Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Bombardier lan moo tax kii mu soxor moo ma jaaxal tey Modou Lo le roi des arènes moo baax moo gore Modou Lo lan moo tax si man mii ma soxor waa Europe lan moo tax ma soxor léegi waa lii neexul amatul waa yow lan moo tax nga soxor lan moo tax ma soxor soona 19h30 drapeau Saliou Khoulé bu Zik FM organisé par Bamba Faye MGC Production attention Boy Baldé góor gi sàmmal say tànk Boy Baldé ak góor gi le professeur góor gi étudiant la woon INSEPS
mais léegi professeur la en éducation physique moo ñu wan kanam ngemb vert blanc Boy Baldé moo ñu wan ginnaaw ngemb comme Ama Baldé waa Kolda la fa la Fodé Doussouba dëkk ndeysaan dem naa ba kër googu ñu bàyyi xel bu baax njabootu Fodé Doussouba bi nekk foofu ca Kolda dem naa ba foofu filmer ko waaye film bi daa mujjee yàqu mais nañ leen bàyyi xel bu baax autorité yi fa nekk surtout jàpp leen ci làmb ji baax na jàpp leen ci làmb ji tubaab yi di leen nangu suñuy mbër de góor gee ngi dóor Boy Baldé plaquage la bëgg nee naa la góor gi sàmmal say tànk góor gi sàmmal say tànk bu baax Boy Baldé ndaanaan la te say tànk rek la bëgg plaqué rek la bëgg fi mu nekk nii góor gi à droite Boy Baldé à gauche góor gi professeur ak Boy Baldé ñoom ñaar ñi ngi lewtoo góor gi booy xool c'est un professeur maintenant mais dafa opté lutte avec frappe loolu 19h35 minutes après 5 minutes de corps à corps après 5 minutes de coup de poing après 5 minutes de tentative sur les deux côtés arbitre si la ne waat 19h35 minutes jàppante nañu ay loxo Boy Baldé à droite góor gi professeur à gauche ngemb vert blanc ñoom ñaar ku nekk aj nga sa garde jàppante ay loxo góor gi pied droit la jiital tànk ndeyjoor Boy Baldé pied gauche Boy Baldé mbokk Ama Baldé Kolda la dëkk jàppante nañu ay loxo baaraam Boy Baldé qui avance góor gi aj na garde gauche am bàyyante nañu ay loxo balancement de bras ñu ngi leew too baax na daal maa ngi naan nag nguur gi jàpp ci làmb ji tubaab yi ak fi teg seen ligu MMA andi seen matériel teg ay waay te ngeen jàpp ci làmb ji tubaab yi dañoo bëri pexe de di fay ay millions yu bëree bari moo tax mbër yëpp a ngi bëgg a dem MMA Boy Baldé ak professeur góor gi Boy Baldé door na droite gauche góor gi fayu na jàppante na ñoom ñaar añ na ko góor gi takk na ko mbot na ko laay la ra rëpp na ci biti lu arbitre di wax góor gi dugg na ko mbot de mais ci biti la de góor gi jàppante loxo Boy Baldé mi ngi dox ci kaw professeur góor gi déplacé wu na tànk ndeyjoor la jiital attention sàcc na ñuy xeex ñoom ñaar xeex nañu ba génn géew bi xeex nañu ba sibit Boy Baldé génn na ci loolu booy bi ak góor gi xeex bu metti xeex bu yàgg booy bee góor gi Papa Ndiaye de Mboum nee na bëre leen nooy ndeysaan woy na ba mu neex mu ne bëre leen nooy oh du yaay kati bu fi nekkoon tey yàlla na ko yàlla yërëm mon ami mon frère Pape Dia yàlla na ko yàlla yërëm Fodé mon frère yàlla na ko yàlla yërëm ñi génn àdduna yëpp yàlla leen yàlla yërëm ndeysaan làmb ji ren ni at bi jeexee daa metti trop si ñun ndeysaan di ko jaale seeni mbokk yëpp yi ci feebar yàlla leen yàlla may wér gu yaram tañ mbokk ci làmb ji at bi àtte la waat diggante Boy Baldé tekki na téere yëpp El Malick loolu la njëkk a constaté tekki na téere yëpp El Malick dama ko doon jël mu ne moom tegul fii bëtam te moom Boy Baldé ma ni ko professeur ngay daanaan ngay dajal ah saf na de attention Boy Baldé dem na door mu daanu jàpp na tànk bi Boy Baldé 4 appuis wala 3 appuis daan na ko
góor gi daan na ko góor gi professeur daan na Boy Baldé Boy Baldé waxoon naa la am nga bese combat la de laay da góor gi professeur professeur la léegi ndaanaan la professeur ah lan la bëgg a wax Boy Baldé taxaw leen bàyyi ba ma wax bi ma ko sànni ba ma jiitu ginnaaw ba ma jiitu ci ginnaaw waaw moom boppam dafa laa ba ma doog a teg sama fees taat bi sentir nga ni boppam ma njëkk ci sentir naa loolu après yow nga soog a ñëw ma doog a tëdd waaw yow xam nga li la ci yoon may mais il faut ma seetaan vidéo yi ba pare vidéo bi moom mënaguñ la ko xanaa recours nga mën a def wala ah damay def recours koy kon mi ngi noonu mbokk yi kon foofu la ñuy tàggatoowee gis ngeen góor gi le professeur c'est un professeur kon moom moo jël drapeau Serigne Saliou Khoulé bu Zik FM le grand animateur yàlla ko jig Bamba Faye ak MGC jaa ngeen jëf mais liiru wulli tey li ñuy tëjee rek mooy danga fi def lu rëy atum 2019 ñu fay la nga téye policier di ko dóor te kenn du la jàpp nga dem Gàmbi dóor nit toj ko ba mu génn lu tax nga soxor waaw lan moo tax ma soxor saa bigal lan moo tax ma soxor nee naa ko dafa jàpp policier ñu fay ko ñu dóor ko te kenn jàpp ko nga dem Gàmbi dóor nit ba mu génn lu tax moom mu soxor nga dóor policier bi nga dóor policier bi non ba nga ñëw policier yi ramasse la dóor la nga jàpp policier bi dóor ko fii neewi ma ne ko bu lu wax mu ne ma lii neexul ma ne ko neex na mu dem Gàmbi dóor liiru jaan ba mu génn arbitre bi ñëw mu dóoraale ko liiru ma ne ko yaaw lii la mu ne ma lii neexul dafa soxor ah xamul tax mu soxor kenn xamu ko doon nga soxor bonne année bonne santé bonne ananas waaw bonne et heureuse année beaucoup de santé prospérité beaucoup d'argent moins de problème yàlla yokk xéewal yi yéen li ma la waxoon rek liggéey bi ngeen di liggéey nii da ngeen ko def ak passion te nit ki lépp looy liggéey da nga ko war a bëgg parce que dafa am solo lépp loo bëggul boo ci nekkee sax doo ci am ndam ba doo dem parce que il faut nga am amour bi di ko def avec passion moo tax dañuy ñaanal réew mi yàlla fi yàlla def jàmm jàmm ngi fi sama yàlla gën a yokk jàmm ji pétrole bi bu naree indi ay yàlla bu mu feeñ yàlla bu mu feeñ yàlla bu mu génn yàlla bu mu feeñ tubaab yi dellu ndax jàmm moo dàq lépp sama papa ne la jàmm moo dàq rek gaay ndax jàmm gën jamaa boo amee jamaa te amoo jàmm doo ko jariñoo kon yàlla dolli jàmm ci réew kii nag moo sama fils la moom wuli moom doomu saala biige waa li neexul waaw lu tax nga soxor waa réew mi waa Sénégal la ma tam ma soxor waa Aïda sama séeri la ma tam ma soxor Aïda maa la bokk Aïda yaa bàyyi ko maa soxor Pape léegi ñaanalal gars yi si bonne année bi lan nga bëgg a ñaanal Sénégal bonne et heureuse année 2020 commencé ko wax bonne et heureuse année à 2020 joyeux Noël à toutes les chrétiens et les chrétiennes di joyeux bienvenue l'année 2020 di ñaan yàlla mu may ma ci ay ndam yoo xam ne ndam yu leer nañ yokk ci bës bi yokk succès bi yàlla sunu borom yàlla nañ defal ñëpp xiiwal at mii nuy dugg muy atum 2020 yéen doon atum xiiwal atum warsak atum bayre atum bës atum ndam lii neexul. jërëjëf kii moo soxor jaa ngeen jëf ñun ñoo soxor Sénégal moo soxor kon bonne et heureuse année Seydina bonne et heureuse année et toute l'équipe de Sénégal ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm jaa ngeen jëf fan la ñu tëjee si géewu Sénégal stade Iba Mar Diop.